laas ne mbir mu doy war na moo am ci yëmbal ndax benn waaye bu ñu gracier bu ñu ne suba la tabaski moo génn ba noppi fat benn tailleur bi ñu tabaskee ba noppi te moom waa ji di am caw mu ngi ci loxo yoon wax duna yàlla na leen yàlla yërëm. gis nga pèlerinage atum 2024 bii taskatu xibaar Mama Moussa Niang bu RTS daal nañ koy jàpp teg ko loxo ci diwaanu Arabie Saoudite yëglekaay bi du ñu xamal ni dama la ginnaaw risque yi nga xam ne métier journaliste bi am na ko moom taskatu xibaar gii di Mama Moussa Niang bu RTS maanaam la ma ngay ñaawlu anam gi nga xam ne noonu lañu confisqué li nga xam ne moom moo di ay matériel am rek waaye gis nga mu ngay alerté de yëglekaay bi du ñu xamal ni gis nga ambassadeur bu conseil délégué au pèlerinage ak directeur général bu RTS bi di Pape Alé Niang man la kenn ku nekk ci ñoom ñaar daal nay wax ndax ginnaaw anam gi nga xam ni noonee la ñu daal di buntu xatale gi nga xam ne moom mooy Mama Moussa Niang sa diwaanu Arabie Saoudite ma ne la anam goo xam ne da anam gu ñaaw la ndax moom Mama Moussa Niang la mu wax kay mooy da doon def liggéeyam dong waaye gis nga police bu Arabie Saoudite kay fi mu ne nii nuñ ko buntu xatalee ba tax ñu daal di koy jàpp daal di confisquer li nga xam ne moom mooy matériel yi ñu doon liggéeyee loolee yëpp moom Mama Moussa Niang daal na koy xam la si biir yëglekaay bi rek ca waxi ngengaleer googa di laaj ndax président Bassirou Diomaye Faye am na sañ-sañu saccagé maanaam jaxase investissement bu mag bi fa Babacar Ngom def ci luy tolloog téeméeri hectare ak juróom fukk yéenekaay bi ne bu nu ko tegee ci wàllu administration rek Babacar Ngom mi ngi ci règle amul lenn luñ ko mën a toppee journal bi ne xanaa téq juróom-ñaar fukk ak juróomi hectare ngir dalalee ko askan wa journal booba noppi ca waxi ndengaleer wax ca la xew keroog Medina Gounass yéenekaay bi ne xeex wa yu méttee am benn nit ñàkk ca bakkanam ñeneen amee cay gaañu-gaañu journal bi ne waaye nag dugguleet ndax ñaari xeet yooyu yàgg nanoo jàppante juróom benn procès di ay atte journal ba ne jot naa dox seen diggante waral l'observateur tuddee Medina Gounass googa ak la fa xew poudrière maanaam loo xam ne lu ko boyal képp lay xaar journal bi dellusiwaat ci jàppante yi am keroog te benn nit ñàkk ca bakkanam ñu bare jëlee cay gaañu-gaañu yéenekaay bi ne jàppante yu métti yooyu wan amee ba ca ëllëg sa it tension bu métti lañu nemmeeku ca Medina Gounass googal yéenekaay bi ne coow loola yeewu keroog nag coow lu yàgg la dox diggante ñaari xeet ya ñaari xalif yi journal ba ne ku ne wax na ay dëggam ministre de l'intérieur yéenekaay bi ne dem na ba ca bërëb ba yóbbu fa it kaaraange boole ca di leen jéem a juboole libération it loola lañu yëgal ne Medina Gounass ci haute tension la ne waaye ministre de l'intérieur ma nga cay dox tànki jàmm yéenekaay bi ne jàmm ak dal la woote waaye it nee na enquête ya war danañu ko ubbi gannaaw ba bakkan rotee ñeneen it amee gaañu-gaañu yu metti ca jàppante ya fa amoon ñetti ujaaj yoo xam ne ay doomi Sénégal lañ ko ñoo faatu ca Makka te xabaar bi le ministre Yacine Fall mi ñu dégg bitim réew daal moo ko xamle laas ne ujaaj yi kay coonu dëgg la ñu nekkee lalax ni ci munaa ndax ñoom ñëpp ay jafe-jafe hébergement daal la ñu amee ay waay lii tamit dëgg la ki tabaski bi nag daanaka sax diggante dimanche jëm altine ñeenti nit daan nañ leen ci faat fii ci diwaanu Sénégal bu njëkk bi nag am ci guddib dimanche jëm lundi waxtu 2h du matin nga xam ne nag ab nappkat bu yokkituru Kandaw moom moo daal di jàmpaaka moroomu nappkatam ñoom sax daanaka mbirum sàngara moo leen boole woon mbir moomee nag mu ngi am foofee nga xamante ni moom moo di ca quartier Oncad bu Mbour ka ko def nag daal nañ ko teg loxo ña ko teg loxo sax ñoom ñoo di police bu poste jàmm gën de bu nekk foofee ci diwaanu Mbour ñaareelu faatu bakkan bi itam di keneen ku nga xamante ni moom sax bokkoon na te njiitu réew mi daal di woon gracier kookee nag di wokki turu M Thiaw moom moo daal di poignardé tailleur bu nga xamante ni daal mu ngi nekkoon foofee ci diwaanu Yëmbal ñoom ñaar sax ab xeex moom moo leen daal di boole ba ka nga xamante ni moom la ñu libéré woon daal di jàmpaaka xaritam boobee ne loolee sax daal di am ci ca quartier benn ci quartier yi nga xamante ni ñu ngi foofee ci diwaanu Yëmbal ñetteelu faatu bakkan bi tam daal di am foofee ci diwaanu Daaru Tanzil bu Touba foofu nag ab élève bu nga xamante ni mi ngi def classe du 3e bu yokki turu MB Amar moom moo daal di jàmpaaka magam bu nga xamante ni moom daal daanaka dafa daal di ñàkk bakkan ci saas yi moom élève boobee sax ñu ngi ñuy xamal ni que am na lu toll ci fukki at ak juróom-ñeent moom nag daanaka sax daal nañ ko teg loxo placé ko en garde à vue bu mujj bi nag daal di am foofee ci diwaanu Medina Gounass gannaaw jàppante yu métti yu nga xamante ni ñoom ñoo am ci taalibe yi nga xamante ni ñoom ñoo faree ci famille bu Medina Gounass ak itam benn ethnie bu nga xamante ni daal ñoom ñu ngi foofu lu ci mënti am daal foofu itam benn nit ñaar daal ci ñàkk bakkanam mu nekk tabaski bu tiis bu nga xamante ni nemmeeku nañ ko fii nii ci diwaanu Sénégal dañuy dem itam ba tey rek foofee ca Makka Guy Saalum wax ci lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci faux médicament bu nga xamante ni daal nañ koy toog loxo douane moom moo def liggéey bu mucc ayib boobee ne ñoom nag gannaaw lëkkaloo sax ak subdivision des douanes de Kaffrine ñoom doñee ñu daal teg loxo mbir moomee lépp nag mu ngi demee gannaaw bu ñu tegee loxo ab oto Peugeot 504 bu nga xamante ni daal dafa doon yóbbu ay médicament
ci lañ xam ni que daal loolee lépp daanaka boo xoolee faux médicament la toll nag ci daanaka poids wu ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñaar yu nga xamante ni daal noonu la toll lu ci mënti am daal loolee bu ñu ko doon xool ci xayma toll na ci juróom-ñaar fukki millions ak juróom jamono bii nag waa douane daan nañuy teg loxo ñeneen ci ñu nga xamante ni ñoom ñoo yoroon oto boobee daal leen placé en garde à vue ca commissariat ba. ñu bàkku jëm ci lamb ji ak sunu lamb yëgle kaay bi ne Zoss nag ma ngay bëre sànni tàccoom digganteem ak Liss Ndiago fanweeri fan ci weeru juin gile ci arène nationale bu Sénégal moom borom capp-cappaat wiccaat soosaat fukki at a ngi daal amul ndam ndax déggulu wiiw ak juróom-benn defet yoo xam ne lépp a teg lan toog sunu lamb xëy ci beneen jàkkaarloo dox diggante ama neex ak ñaar bu ndaw ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet lañ ko jàpp ci arène nationale bu Sénégal te combat bile Gaston production ci njiital Makan Mbengue daal moo ko tëgg. Le PM, où a-t-il prié? Comprenez, Pros, la porte du Bourroc, où a-t-il prié? Question à 2, 3, voire 4 balles. Surtout que Direct News nous informe que Sawai a été introuvable de chez introuvable lors de la prière de l'Aïd El Kebir. En tout cas, Ousmane Sonko, introuvable pendant la fête, révèle en tout cas Direct News ce matin. Mbadou. Bon, pour l'instant, c'est le quotidien qui nous renseigne que celui qui a été bel et bien présent lors de la prière de l'Aïd El Kebir. Dans cette histoire, c'est le bulldozer. Le bulldozer du landerneau politique sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il conviendrait de retenir et faire retenir ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Bougane Gueye Dany, leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gobsobop en guise de tontou forok. Le tontou forok approche la porte du Bourroc. En tout cas, je préfère être un voleur qu'un menteur certifié. Voilà ce que retient et fait retenir le quotidien de la réplique salée ou salée réplique signé Bougane Gueye Dany en direction de Ousmane Sonko. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre le quotidien à ce sujet dans ses colonnes. Comprenez, Bougane Gueye Dany n'a pas du tout apprécié que les nouveaux tenants du pouvoir qualifient les patrons de presse de voleurs en référence au non-paiement de leurs impôts et que le nouveau régime leur réclame. C'est ainsi que le président du mouvement Gobsobop, a répondu sèchement au nouveau régime. Explique en tout cas le quotidien ce matin. Le journal de nous renseignait que Sawai Bougane Gueye Dany n'a pas usé de la langue de bois ou encore n'a pas porté les gants avant de dire à haute et intelligible voix qu'il préfère être un voleur qu'un menteur certifié ISO 9001. Village bu Manda Douane nekk ci département bu Vélingara foofu nag ab sëriñ sax lañu daal di fekk daal mu daal di faatu ci néegam moom nag di ab nit ku nga xamante ni daal daanaka marié la woon am juróomi doom moom nag dañ ko daal di faat ci biir néegam guddi talaata jëm àllarba bële weesu moom sax daanaka dañoo daal di yóbbu li nga xamante ni moom moo di motoom mu mel ni daal mbir mi ab agression la bu ñu sukkandikoo ci yenn xibaar yi moom ci bërëb ba nga xamante ni sax moom lañ ko faatee daal nañuy fekk foofu lii di ay paaka ak yi ci aju lu ci mënti am daal ña nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi daal di fekk foofu la nga xamante ni moom moo di arme yi nga xamante ni ñoom ñoo def crime boobee lu ci mënti am itam daal takk der yi daal di ibbi am l'enquête ngir xool ana fan la wànneent di mujjee ak i gëtëm. ci diwaanu Mbour moom itam démb ca talaata ji mbir mu doy waar moo fa daal di am ndax nag ab dépôt bu nga xamante ni daal dafa doon denc ay pneu moom moo daal di jékki-jékki rek daal di tàkk ba ni jëppeet mu nekk nag mbir mu nga xamante ni sax daanaka bett ñu bëri benn oto itam bi nga xamante ni foofee la stationné woon oto boobu itam jaaree fa rek daal di tàkk ba jeex tàkk lu ci mënti am daal bi mbir mi sax amee daal nañuy woo ña nga xamante ni ñoom ñoo di sapeur pompier laata ñoom nag sapeur pompier di ñëw ña nga xamante ni ñoom ñoo di wa yeewa foofu ñoom ñoo gaawantu rek daal di ñëw fexe ba fay lakk boobee lu ci mënti am daal foofee itam nag jamono bii nee nañ yenn saa dañuy nemmeeku ay lakk-lakk ci yenn ci bërëb yu nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu ba tey ji nag mënaguñoo xam ana lan moo waral mbir mi waaye lu ci mënti am daal lakk-lakk yi bëri na lool foofu ci diwaanu Mbour dañuy wax itam rek ba tey foofee ci diwaanu Mbour yenn ci askan wa nga xamante ni ñoom ñoo dëkk foofu di ñaawlu taxawaayu yenn auberge yu nga xamante ni dañ koo nemmeeku foofu ñoom nag jàpp ni sax ñenn ki seen ay njaboot yu nga xamante ni amaguñ sax fukki at ak juróom-ñetti ñooñee dañoo dem sax ba mel ni ñu nga xamante ni dañoo daal di perdre seen dignité ndax nag xale yooyee sax ñoom ñooy dem ba commencé def jaay seen bopp ci yenn bërëb yooyee lu ci mënti am daal itam foofee
ca diwaanu Mbour daal askan wa fa yeewoo rawatina père de famille ñoom nag daal di jàkk bëgg rek nguuru Sénégal dimbali leen ca ñenn ci ñoo nga xamante ni dañuy ñëw foofu ngir daal di jaay seen bopp te amuñu ci benn ndigal. ñu ngi ñuy xamal ni sax yenn saa itam yenn ci ay élèves yi nga xamante ni dañuy jàng foofu ci yenn école privée yi yenn saa yi ñooñu itam bokk nañ sax ci xale yi nga xamante ni ñoom ñooy occupé auberge yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu. lu ci mënti am daal yuuxu boobee donte nag kilifa dëkk bi daa dégguñ ko ba tey yenn ci askan wi rek ñeneen bu ñu moytu nag ñoom daanañ jëlee seen bopp en mai la nga xamante ni moom mooy di phénomène boobee di am foofu nga xamante ni yenn saay def leen tànkal ba sax mën na yàq li nga xamante ni moom moo di seen njaboot gu nekk foofu. ma dikk ak yow ci coowal Abdoulaye Thiam ak coroom sam bëggoon takk te mu mujjee ci kaso coowal escroquerie am ca diggante voyage yeeg ñoom seen waaye tam ñaari woto yi nga xam ne moo tax coow li daal di tàbbi yéen kaay bi naan maan bu dul woon ak facture yi moom Abdoulaye Thiam ci boppam day ñàkk te coow la de mooy kam ko séqal soxna sa nga xam ni moo ko escroqué soo moytul dina am bàyyib nëgandiku te bu amee bàyyib nëgandiku ba dem Gàmbi coow la jeex na coow li mooy la nga xam ne war nañ ko leeral te igage war ko ci leeral boobaak léegi France leeraluñ ko ci. Et l'ancien imam de la mosquée d'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a souligné que cette fête nous replonge dans l'histoire du prophète Abraham et le rôle d'Ismaël pour le respect du commandement divin relatif au sacrifice de son enfant. Selon lui, toute l'histoire de la Kaaba est construite autour d'Abraham et Ismaël jusqu'à Safa et Marwa, la mère d'Ismaël. Mieux, ajoute-t-il encore, Ismaël est un personnage extrêmement important, même si tout a été fait par les rédacteurs de l'Ancien Testament pour le marginalisé, pour l'écarter. Ismaël et Abraham ont fondé la Kaaba et après cette fondation, Abraham a demandé à Dieu un prophète qui sera issu de la descendance d'Ismaël et ce prophète-là a été annoncé par Jésus. yéegle kaay bi di dikkal ñu ne ci ab dossier boo xam ni mën na dossier yu tàng jër la de bu super sécurité armement yi nga xam ni mën na ci jamono njiiti réew mi Macky Sall la woon ancien président de la République ba ci renseignement yi ba ci agriculture mbay mi ak coow li ci amoon lépp yéegle kaay bi ñu xamal nii gis nga kon kay coowul Israël bii fayagul ba léegi de ndax ay kuréel ba ci ay organisation yu bare bari ñoo ngay sàkku ab rupture mën na la ci diggante réew mu Sénégal ak réew mu Israël de moo xam ci ay relation diplomatique mën na la kon kay ñoom organisation yi lu ñuy sàkku mooy ñaari réew yi ñu dakkal lépp loo xam ne ci ay relation rek la ñuy jëflanteel nañ ko arrêté te gis nga coow li nga xam ne daal nay am ci coowlu armement yi nga xam ne gaa jëndoon nañ ko lu toll ci 45 milliards suñuy koppar mën na la yëglekaay bi ñu xam ne kon kay ñoom israéliens yi mën na dañ leen a cité nag ci mbirum 45 milliards yi nga xam ne dañ koo jëndee ci armement yi kon kay ñoom seen loxo génnu ci yëglekaay bi ñu xamal nii gis nga boo bëggee dégg-dégg émeute yu mars atum 2021 nga xam ne Sénégal daanaka dafa tàngoon jër ba suñu si bëri ñàkk ci seen bakkan bés bi les jours nañu kon kay gis nga loolee lépp boo bëggee dégg-dégg ab benn logiciel boo xam ne Pegasus lañ ko tuddee de mën na la ñoom israéliens yi boo bëggee dégg-dégg ñoom ñoo nekkoon ci mbir ma rek ñoo laqate woon ci ginnaaw est-ce que déggal loolu waaye gis nga Omar Ñaan di ab spécialiste d'Israël na gis nga rupture ci réew mu Sénégal ak réew mu Israël boo mooy tuulee jafe-jafe lan rey indi de waa baax na rek waaye gis nga coowlu mbay mi agriculture jëmale ko ci li nga xam ne mooy Green 2000 ak affaire Prodac dama ne lépp a ngi ci biir yëglekaay bi rek gis nga benn guréel di ambassadeur bi wax na de nee na gis nga ñunu ambassade bi boo bëggee dégg-dégg te ñuy suñu buntu de ibbi nañ suñu buntu nag te képp ku ñu dañu la dara rek moo xam nga nekk ci société civile ba ci force vive rek journal Libération di dikk ñun nag ci ouverture procédure judiciaire bi nga xam ne mën na la ci ab benn plainte la woon de jëmale ko nag ci mbirum détournement de deniers publics bi Libération yéenekaay bi nañu gis nga lu toll ci 6,490 milliards de francs CFA suñuy koppar la de mën na fi ne gars piste nañ ko ci PAD yëglekaay bi nañu gis nga gannaaw enquête yi nga xam ne daal nañ koy amal ci ab convention boo xam ne dañ koo signé woon ci bés le 10 mai ci atum 2021 te gis nga convention yooyu ñu ngi ko signé woon nag ci réñu Sadikh Bey la woon de ni gars ñi nee nañ dañoo jëndoon ab immeuble boo xam nii ba tey kenn livré guñ ko ma kon koy immeuble boobee France ba tey kenn xamul nu mu fa demee ne ni gars yi dañ doon caxat-caxate li nga xam ne mooy yëf yi de waa baax na rek tante nag diggante Sénégal ak France jëflante bu yàgg la dafa yàgg a tax waaye invitation woolu bi Sonko woolu woon Mélenchon nga xam ne noonu Macron la fii Sénégal est-ce que du ko xajamal tàggat yaram Portugal fa mbuqi Tchèque ñaari bal ci benn Turquie fa mbuqi Géorgie ñetti bal ci benn réewum France nag moom sagaru victoire la am mënuñoo dugal fañ leen a dugalal dara defuñ ko fa ngeen déggee ci ne maa ngi ca Euro 2024 ba tey nag Allemagne fa nar a rayati Hongrie Écosse mooy laale ak Suisse ñoom ñaar kuñ ci mbuqi xay xenu la fa ngay fori new record yéen a kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom Sud Quotidien mooy naqar ak tiis bi daanu ci mboolem syndicat liggéeykat yi ci Sénégal rawatina yu UNSAS ndax seen njiit la woon Mademba Sock fa génn àdduna ca Paris France ginnaaw jàngoro ju yàgg ju ko tëral Sud Quotidien ne syndicaliste politiciens yi ñu bëri fa ñoo
seede ci moom lu rafet ba pare ñaanal ko yàlla xare ko aljana man nag faay sàkku ci yéen auditeurs rajo Alfayda FM ngeen baaxal ma xàq ci njuum tey wax ndax wax fa jafe ginnaaw bu ma leen baalee xàq lépp ci tabaski gii di leen wax nag déwénati taqabbal allahu lana wa lakum aaddahu allahu alayna bil yumni wal baraka wa kullu aamin wa antum bi alf xayr ñu jox leen dig daje kon bu suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askanu sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. Tikatina. dalee na jàmm. lu yëgle kaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal, bonjour. chers internautes yu enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas ko nga guux bala ngay naan bay si mu leex mox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw ahlan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Mais la tidonga de Tchei Allah. Founou Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yéen doog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay sonko te sonkoy jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Jaakin Diop te ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.